toujours ba tey si journée bi ñu taxaw ak ki nga xamante ne ni mooy rakk Mouhamed moom mi waral bés bi soxna sëñ bi ñu ngi leen. waaw maa ngi leen di fay yéen ñëpp ku nekk ak turam ak santam di leen jaajëfee li ngeen def moom macha allah kontaan nañ si lool di jàppale daal suñu mag bii ni Mouhamed di def feetam bii ni mooy 3e édition te xarañ taekwondo loolu moom ñu ngi koy rafetlu si yéen bu baax sax. macha allah ñun ñu ngi koy rafetlu bu baax ñu teewee bés bi kontaan nañ si trop lan nga am looy wax si bés bi noo gisee bés bi tey. bés moom ni ma ko gisee moom macha allah lu rafet la moom yàgg na kaa programme yàgg na kaa wax neen moom bëggoon na bés bu mel nii ba yàlla may ko tey bés bii nii mais dañ koy ñaanal rek mu daal koy continuer ba si kanam ak kanam yàlla may ko mu continuer ko ba am lu mu bëgg daal. Ramatoulaye Diallo naka nga gisee tey journée bi nga xamante ne nii sa doom moo ko organisé mu fas yéene amee fële ci camp militaire bu Yeumbeul. waaw alhamdulilah rabbil alamin naa ba leen sant mbooloo mi sant ñëpp Mouhamed ñoo bokk ndey ak baay waaye comme que maay magam te suñu yaay gaañu na dafa mel ni maay seen yaay xale yi ñu ci man lañ topp di ñaan yàlla rek yàlla na ko yeggale ak sagoom yàlla nañ ko yàgg a feete kii yu bari année yu bari waaw di leen sant yéen di leen gërëm di sant di gërëm ñi ci jàpp yëpp ñaan yàlla na yàlla barkeel liggéey bi. macha allah kàddu yi rafet na trop kon ñu bàyyi ba si kanam ñu yeggale journée bi incha allah merci beaucoup. jeune internaute yi safoo di seetaan seen télé bi di Langue TV ñu amaat mbégte ak contentement te waat ak yéen fii si camp militaire bu Yeumbeul si événement bi nga xamante ne nii waa xarañ taekwondo ñoo ko organisé maa ànd cee nag sama naataango bii di Sistefa kon ma bàyyi ko moom tam mu présenté wu. asalaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ko déggandoo sama doom day wax na nee na tey fii nag benn événement bu rëy moo fi xew muy xarañ taekwondo bi léegi nag bu ko defee dañuy daal di ànd ak suñu caméraman daal di dugg ci biir daal di découvrir li xew fii parce que événement bu rëy moo xew fii nii te dafa am solo incha allah léegi dañuy daal di dugg ci biir découvrir lan moo nekk fii. ba tey si programme bi ma fekk fii aéroport ñu ñëw sànq def fi prestation bu nice kon mu mel ni tey programme bi dafa laal ñëpp sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw man King Diazza lañ ma woowee from Fass Mbao. mu mel ni rapport nga ñu gis sànq liñ fi presté nice na trop. waaw gis nga dañuy taqale rek ñu moom xam nga ay xale lañ quoi mënaguñ dañoo nekk si benn label boo xam ne Histoire Tech Music fa la ñuy joobee suñu sound yëpp waaw. lan nga am ban contentement nga am le fait que waa xarañ ko taekwondo organiser benn programme wala si nga ñëw war a mën a prester. waaw suñu benn bureau nag moo fi nekk waa Baye Niass moom moo ñu joxoon invite bi ñu ñëwoon dañoo amoon fi ñu waroon jouer sax mais xam nga dañoo ne dañuy ñëw jéem a réduire temps bi jouer fi soo koy dem foofu loolu waraloon ñu ñëw dañ def suñu prestation quoi. kaddu yi rafet na trop mu mel ni da nga ànd ak sa benn naataango tamit ma bàyyi la ak Sistefa mu posé la quelques questions. waaw ba tey ñoo ngi continuer di ànd ak yéen ci programme bi daa mel ne programme bi daa mujjee ala dami sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. waaw maa lay fay soxna si baax a baax. ñu gis nga ñëw fii nii ci waa xarañ taekwondo ñu gis la nga def fi benn prestation dafa nice macha allah rafet na trop ñu gis loolu lan moo ko waral. waaw affaire xam nga rek gars yi moom seen liggéey nice na trop dañoo ñëw taxaw après gars yi ne ñëw leen rap ñu ñëw fi nii rap def affaire nice mais li fi gis moom nice na trop gars yi def nañ fi affaire bu nice mooy loolu noonu. mais gis nañ ne yéen tamit def ngeen fi rap bu nice macha allah yéen depuis temps ngeen commencé nekk ci rapport yaaguñ sax dañoo génne benn sound rek saa mi di lëmbi tëgg bi après gars yi fu ñu taxaw ñu invité ñu mooy loolu noonu mais rap bi yaaguñu si quoi mooy loolu. mais bi ngeen ko génnee ba léegi yéen a ngi ciy gis seen bopp. waaw avec moom ñu ngi siy gis suñu bopp moom bu baax a baax moom ndax ñu ngi invité yeneen télé yi bari ak ay rajo mooy loolu noonu ay xale jigéen di ko sinap ñu bari sax macha allah moom mooy loolu noonu. waaw ba gis nga ba tax na ñun ñoo ko gisandoo. waa ñu toog ak ñi nga xamante ne nii ñoom lañ parrainé bis bi muy waa xarañ bëggee xarañ loo sëñ bi ñu ngi leen. waaw ñu ngi lay fay soxna si. mu mel ni tey xàmme naa la de fekk naa la fële kër Mouhamed. waaw man la ñoo nekk nii ñu leen parrainé bés bi rek ñu nekk fi depuis suba ba léegi waaw ñoo nekk nii ba léegi di xaar champion bi ñëw rek ñu nekk ci bagage. gis nañ seen teewaay mu mel ni da ngeen andi maboor bu rëy te Modou Lo ñëwagul lan ngeen di waajal. waajal lu rëy parce que lu ñu yor moo rëy couronne la ñu yor kon boog patiente leen ci kanam rek di ngeen gis lu rëy. kon ñu xaar dama ànd ak sama naataango bi nga xamante ne nii mooy Sistefa ñu ànd di def duo moom tamit bàyyi ko mu posé leen quelques questions. ba tax na ñu gis leen tey ne dañ leen a parrainé bis bi loolu ban mbégte ngeen ci am. waaw macha allah dinaan alhamdulilah rek parce que am mbër bu mel ni xarañ nga nekk ci ginnaawam boot ci ginnaawam bañ la parrainé événement yi toll nii dañuy sant yàlla bu wér mbégte bi moom amul fu ñu ko mën a toll macha allah amul fu ñu ko mën a xayma par exemple daal am nañ ci contentement ak satisfaction bu rëy daal. c'est la première fois que ñu parrainé bon ci taekwondo. waaw c'est la première fois ñu parrainé ñu comme parrain officiel mais
invité woon nañ seen 2 éditions malgré am na ci ay combat lañ nekkoon loolu moo tax ñëwuñu mais alhamdulilah bii pa moom dafa am ci luñ nekk waaw pare nañ ci lamb yi instant yi ñëw saafonteeg fans yi waaw ñëw rek yaa ma gën a xam. waaw kon dañ lay bàyyi nga daal di tàggatoo daal di wax sa petit mot rek. waaw di leen bëggee rek leen siyaar yéen ñëpp ak seen teewaay aussi waa Lang TV gis nañ seen doxalin gis nañ publication yi ak yëpp li ngeen def leen wax macha allah rek di ñaanal Ahmed tamit lii na dem ca kaw ca kanam rek projet ak yëpp daal maa ngi nii ànd ak sama gars yi waa xarañ la ñuy bëggee am na ñeneen tamit ñuy ñëw ñu patienté tuuti rek di ñëw ci bagage yi événement bi continuer. merci beaucoup ba tey dañuy continuer di ànd ak yéen ci programme ci programme bi ba tey nee naa leen programme bi dafa regroupé maire yeeg paa yeeg ñëpp ba tax nañu fekk fii suñu benn maire mu toog fii nii maman ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay ñu ngi lay. tur bi naka la. tur bi nan la. man Khady Diène laa tudd. nga ñëw teewee tey journée bi ni nga xamante ne xarañ taekwondo ñoo ko organisé lan moo fi waraloon tey sa teewaay. xanaa kontaan rek kontaan si organisé bi parce que sama doom moo fiy joué ñu invité ma ñëw fi tey di sant yàlla parce que lii boo ko gisee dama cee kontaan di ñaan yàlla ñëpp kanam yàlla saxal ànd bi yàlla saxal kii bi nu mu tuddati place bi ñuy defee taekwondo parce que lii bis man sama doom bi mu ñëwee wax ma ko daf maa neex Mouhamed mosuma koo xam mais dafa toppatoo sama doom di ko xelal di ko won yoon wi ba tey moom macha allah ma kontaan ci yëf yi lool sawar ci kontaan ci te bépp xale war ngaa jàng lii parce que lii man am na solo trop ma di ci kontaan di leen ñaanal yàlla. macha allah di rafetlu kàddu yi bu baax dama ànd ak sama benn naataangoo Ciss Tafa kon ma bàyyi la rek moom tam mu posé la quelques questions. maman benn question rek laa am pour laaj la ko sa doom bu mu ñëwee wax la ne que moom dafa bëgg a bokk ci waa xarañ taekwondo yow ban réaction nga am. amu ci benn réaction dama cee kontaan parce que xale lu mu bëgg da nga ko ciy jàppale xale lu mu bëgg da nga ko ciy jàppale parce que nit ki bu xoolee ba xam ne yoon bi gën na ci moom bu dee du lu bon lu baax rek da nga ko ciy jàppale man dama ko ciy jàppale di sant Mouhamed nag parce que moom dafa jàppale sama doom ma kontaan ci lool sa war ko heure bu ko woowee rek dama koy bàyyi mu dem ma xam ne du lu bon daal. kon maman dañ lay bàyyi nga daal di tàggatoo daal di wax sa petit. ok maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp. amiin amiin ñaanal waa taekwondo. amiin yàlla na jëm kanam. mu nekk ay taekwondo ñun ñëpp ñu fekkee da njëriñ daraja Rasulullah. ñoo ngi continuer di ànd ak yéen di leen découvrir li nga xam ne seeni moo xew ci taekwondo xarañ doo ba tax na ñoo ngi taxaw ak suñu benn papa dañ koy daal di nuyu ziar ko papa ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. maa ngi lay ziar lu bëree bëri ñu wax la nga présenté wax ñu yow yaay kan. man maa ngi tudd Abdou Karim Faye sama doom moo fi nekk wax ci biir groupe bi moo tax ma teew fii. ah sa doom moo nekk ci biir groupe bi moo tax nga ñëw assister depuis quand mu nekk ci biir groupe bi et nga yow depuis que mu nekk ci biir groupe bi ban fierté nga ci am. c'est la première fois ma fi ñëw tey quoi mais nag xam nga comme jaaroon naa fa temps ndaw dama doon def karaté quoi karaté laa doon def temps ndaw. ma xam ne am naa ay doom kër ko mais comme kii daf ko bëgg sama doom bu jigéen quoi ma ne ko léegi demal parce que avenir la day defar sa yaram encore surtout temps bi ñu nekk nii bantisme yi dañoo bari ci biir dëkk bi quoi da ngay aar sa bopp nga tombé sa moom bay wala sa classe ñu koy néewal doole nga dugg ci mën nga dem ba yegg niveau boo xam ne tam encore bitim réew ñu yóbbu la ba nga mën a xam dëkk yi par benn quoi parce que dafa baax ci réew daal ñu génn indil ñu ay médaille d'or médaille d'argent quoi médaille de bronze parce que lii moom mooy foofu xale boo ko tàmmee rek boo demee ba nekk mag mën na dëggal sa yàq parce que man maa ngi 70 ans ba 73 ans ba 73 ans laa am quoi 46 ba léegi mais nag sama ay classe boo leen gisee rek li nga xam ne moom dama kii ak ñoom parce que gisoo karaata moom ma indil affaire yi nii quoi moom ma yóbbu ba temps yi nii quoi niveau bii nii liggéey naa ba retraité toog naa maa ngi sama wér gu yaram waaw ñoom ñii tam ma di leen ñaanal ñu yegg fu ñu bëgg a yegg yàlla jàppal leen ak wér gu yaram te leneen yi tam encore da nga ci jànkoonteeg ay rëq-rëq ay maanaam daal lu bari daal. mais nag boo concentré dama encore nga dëgëral sa yaram yàlla mën na def ko nga génn ca jàmm quoi tey la rek du parax quoi. xarañ taekwondo soxna si ñu ngi leen. maa lay fay.
tur bi naka la. Mame Diarra. Mame Diarra ñu gis nga ñëw teewee journée taekwondo xarañ taekwondo bi lan moo waraloon sa teewaay. ah lii de moom dafa fekk ne dama bokkoon ci salle bi rek te bu ma gëjee entraîné yàgg na léegi ma ne pourquoi pas ma ñëw assister leen xool nii ba xam entraînement yi commencé ba mais je vois que moom am na benn yokkute bu baax nii. kon nga ñëw teewee ko tey nan nga yëg li nga gis ñu ñuy def nii ndax taekwondo bi intéressant na wala. ah kontaan naa vraiment kontaan naa man moom awma dara lu may wax billaay dama kontaan. merci beaucoup Mame Diarra merci. ñu fekk fii ay invité ñu bëgg a xam lan moo fi war a seen teewaay sëñ bi ñu. bon lu ma mën a wax moom c'est une journée vraiment pleine et je n'ai jamais assisté à manifestation mu mel nii c'est ma première fois parce que j'ai inscrit mon enfant au taekwondo donc lu ma gis tey moom ça m'a impressionné et cela fait que je suis à côté d'un ancien qui m'explique de temps en temps et je pense que ça a été une journée pleine très intéressante et émouvante par rapport aux activités qui ont eu lieu ici donc lu ma mën a wax rek mooy taekwondo c'est vraiment un sport qui forme l'individu parce que da lay permettre nga am concentration mais aussi une application dans tout ce et dans la persévérance donc je pense que lu ma jot a xam ci loolu c'est que ça forge l'individu et malheureusement j'ai pas eu la chance de le faire comme il le faut et c'est ce que je regrette aujourd'hui merci là. merci beaucoup kon ma bàyyi la sama naataango mu poser la quelques questions rek. waaw ba tey ñoo ngi continuer di ànd ak yéen ci seen taekwondo bi léegi papa dañ lay laaj que ni ñoom bi mooy seen 3e édition est-ce que seen édition yu njëkk yi doon nga ñëw di fi. non musuma assister nag ci édition yi occasion la pour man ma assister parce que j'ai eu à inscrire mes enfants des enfants qui font l'autre fait 10 ans l'autre fait 6 ans donc dama ko inscrire. Parce que je trouve quand même quelque chose d'intéressant dans ce qui. J'ai eu à suivre ça quelques moments, mais après, j'ai pas pu continuer cela. Donc, lii mooy sama première édition nag. Donc, j'ai été impressionné parce que je suis un profane dans la matière. Profane là parce que xawma luy taekwondo. Xam naa karaté nii consommer mais taekwondo bu ma xoolee je pense que c'est un sport qui vient des Coréens par exemple. Je pense que c'est intéressant et j'ai eu à voir certaines choses que je n'ai jamais vues. Par exemple, c'est le cas par exemple des gardes rapprochés et tout ça là. C'est ma première fois de l'entendre. Et c'est ma première fois d'assister. J'ai été impressionné par les prestations des différents clubs qui sont passés pour le moment. mais ban conseil nga am pour jox ko jeunes yi nga xamante ni ñoom dugguñ ci affaire taekwondo. nga ne. ban message nga am pour lancer ko jeunes yi nga xamante ni ñoom découvrir guñu lan moo nekk ci ak ban importance bu mu am. waaw message boobu loolu laa doon wax au début parce que c'est un sport qui marque la concentration lu dégg concentration rek et concentration ku ko am rek. am vraiment une persévérance dans l'avenir ça veut dire que da lay forger dans tous les domaines sur le plan intellectuel sax man je suis un enseignant mais je sais que lii dina forger nit et ça te prépare aussi dans la vie future parce que il n'est pas dit que boo defee sport rek da ngay attaquer et tout ça et consommer mais ça te permet quand même d'avoir une concentration et savoir comment il faut réagir dans la vie. Donc je pense que c'est un sport qui forge l'individu. Loolu laa doon wax au début ici quoi. Merci beaucoup.